yéen mbokku internet yi ñuy suivre fii ci dakaractu.com ak Dakaractu TV amaat mbégte bu baax a baax ñëwaat yéen seen émission en ligne ñaare ñu si faral di dalal yenn ci ay responsable fii ci réew moo xam muy politique wàllu économie ak lépp loo xam ne rek soxal na le bon fonctionnement du pays tey nag ñu amaat mbégte bu baax a baax ak ci numéro bi di dalal beneen responsable politique Ablaye Khouma lay wuyoo moom responsable politique la ci Benno Bokk Yaakaar rawatina ci parti bii di APR nekk ca diwaanu Kaolack également monsieur Khouma am nañ mbégte bu baax a baax di la dalal ci Dakaractu. maa ngi leen di fay di nuyu téléspectateur internet yi di Dakaractu Dakar TV di leen di nuyu ñoom ñëpp di leen di ñaanal jàmm di la remercier yow Daouda encore si dalal bi ma dalal. di fas yéene ànd ak yow ci émission bi fexe nga xam ne luñ fi mën a wax it bu baaxee si ñun la. bu baaxee ci yàlla la bu bonee si ñun la kon ñu ngi mën a jéggalu ci bëri nag. effectivement alors Ablaye Khouma ñu dem plus rapidement ci vif du sujet bi ci njëkk dañ ciy dem ak actualité le président de la République Macky Sall jàpp na date 12 septembre bii di ñëw pour installation 14e législature bi tombeek première plénière bi alors tombeek 13e législature bi génn askan bi critiqué ko bu baax a baax ci seen ñàkk taxawaay ci liñ doon xaar ci ñoom lan ngay xaar ci législature bi ci sa gis-gis lan moo xam la nga xam ne dafa lëntoon te loo xam ne tey jii war nañ koo jibbanti ci député yi nga xamante ni dañoo war a ñëw. bon man li ma ci mën a wax mooy d'abord damay remercier ak féliciter 13e législative bi jàll. di président bi di Moustapha Niasse. parce que liggéey nañ nag quoi on peut dire liggéey nañ liggéey bu mucc ci ayib. liggéey nañ liggéey bu rafet parce que bëri na lu fi jaar ci assemblée ci 13e législative yi yaakaar naa ne bu ñu àndutoon ak seen xel. liggéeyuñ seen xel ko doon heure bi mënoon na indi catastrophe ci réew mi. lu ci mel ni immunité parlementaire yi ndax ci lañ dindi bu Khalifa Sall. ci lañ dindi bu Sonko. ci lañ Bougazeli ci la démissionné ak keneen kon nag liggéey nañ ci liggéey boo xam nañ ko def te jàllale nañ ci projet de loi ci affaire góor jigéen yi ci la jàll. ci projet de loi yu bëri ci lañ jàll kon nag dañuy def lu may gàcce njaalaamal la. remercier leen jaajëfal leen ne leen seen liggéey rafet na. 14e législative bii ñuy dem it di leen di ñaax yàlla di wane nañ bu ñu yeggee assemblée dañ wane ne ay député du peuple lañ. peuple bee leen fal am na lu leen di xaar. lu leen di xaar mooy bëri na lu leen di xaar ci réew mi bëri na lu leen di xaar si askan wi bu leen voté ndax métti na lool. ndax élection yi fu mu commencé ci digg nawet la. nit ñi dañoo xus taw bi ñëw voté leen sànni leen seeni carte. kon nag carte loolu nga la waal buñ fexe di ko niilal. wala di fa nekkee man diwa ma fi indi wala diwa ma fi teg nañ fi nekkal peuple bi nañ fa nekkal askan wi. waaw yow après nga bokk rawatina ci mouvance bi. naam sax nekkuloo député mais est-ce que amuloo njaqare ak assemblée bi ni mu tëddee nii xëy na dañ doon wax majorité confortable wala majorité absolue xëy na mën ngeen ne tey jii nii amu leen majorité boobu noonu sa gis-gis ak assemblée ni mu doon doxee majorité mécanique boobu noonu yaakaaroon ne tey jii nii le combat sera dur di ngeen am opposition boo xamante ni dinañ nekk seen wet loo leen teg ñu teggi teg fële ne la sa xel est-ce que dal na ci seen waa APR ak mouvance bi ne te boo leen demee assemblée li ngeen war a yaakaar ne di ngeen ko voté di ngeen ko fa voté ci tranquillité man de li ma lay tontu mooy sama xel dalu ci ndax législative yii mës a jàll yëpp bu mel nii mi ngi soog a am ci Sénégal. histoire politique. xam nga buñ toogee ba ñu naan kenn la ñuy xaar pour am majorité y a un problème. y a problème. kon nag du mun a nekk comme législative yi jàll yiiti y avait 125 députés. tey nañ sóoraale lu ne yaa ngi wax opposition bi mais mën na biir Benno Bokk Yaakaar lu ne mën na cee xew. lu ne mën na cee xew parce que législative bi erreur bi ci départ la am na yàlla def na Pape Diop ñëw na am nañ soi-disant majorité mécanique boo xam ne du majorité. tey même bu fekkente ne sa biir coalition am nañu boycotté yàqu nga. wala mu am ñu feebar. am nañu feebar yàqu nga. wala ñu boycott parce que lu ne mën na xew. parce que man je me rappelle en 2007 bu Idrissa Seck di génn PDS ñaata député la yóbbu na plus de 12 députés. loolu na ñaanuñ ko yàlla benn mais bu amee rek yàqu na. kon nag damay lancer appel le président de la République mu wax ak
majorité bi mu amee assemblée. xam ni mu koy organiser xam ni mu koy tegee ndax ñu mën a gouverner ci jàmm ak salaam ñu mën a gouverner mu mën a. gouverner ni mu ko bëggee ba mun a eggali projet am yii ci loo xam ne du ci am benn gàllankoor. fi ne moom cate na quoi on peut se dire dafa cate. kon su ma la déggee nga wax dafa mel ni tey président dafa nekk ci position boo xam ne il est obligé mu raayal négocier ngir am lu mu bëgg. position bu président nekk bu mu déglooti kenn ko ñu ko waroon ba dugal ko ci guuta gi bu leen dégluwaatee rek leneen mën naa xew parce que ñooñu seen bopp lañ ci nekkal. ay propre conseil am. conseil am yi mu wër ñii di leen tuddee ay faucon ñii di leen tuddee lu ne du ma tudd tuur na mais na leen moytu te di ko ñaan na bu fekkee mën na raxas palais bi ba mu set wicc mu raxas ko bu ko raxasee xëj na lii di raam mun naa bañ a egg si ñag ba mais bu leen fa bàyyaatee lii di raam dana egg sa ñag ba te bés bu eggee si ñag ba bu fa amee kër dafa gaaw a jógee. béy dina wuy mbuus. béy dana wuy mbuus. mais est-ce que gëm nga ni xuma président ci ñu mu am confiance ba jël leen teg leen ci wetam ñu ay conseillers am nekk biir palais war nañoo doxalee naka si dul noonu bay dugal président ci guuta. parce que gis nga confiance dafa fort. président jël la wóolu la teg la wetam. uyee nga wax ko dëgg nga koy wax safaan ba ngir say intérêt personnel moo ko indil guuta gii uyee nga wax ko dëgg dafa neex parce que boo nekkee dëgg boo waxee président loo xam ne moo ko tax mu nommé la def la décret teg la wetam boo tëddee da ngay mën a nelaw mais nag gars yi dañ leen a nommé ñu nekkee fi ay clan nekkee fi seen i intérêt nekkee fi seen i bopp ku leen arrangé wut ñu ne la baaxul ku leen arrangé ñu jël la rawatina man Abdoulaye Khouma exemple laa lay jox de waxuma la man mënuma jël 2008 ba tey may ànd ak président am lu ma def Kaolack am lu ma liggéey Kaolack ndaw ñi déggal ma autorités yi déggal ma kilifa diine yi déggal ma tey ñetti nit nekk pale ne kii warut fee amee dara ñu yaakaar ne Ablaye lañ ko teg teguñ ko Abdoulaye Khouma président lañ ko teg parce que gi nga wërsëgu jàmbur yàlla moo koy joxe président nag mun na yore arrêté yore décret yore nomination maanaam poste électif yam yi mu nommé nit ñi wote mu jàll mais wërsëg yàllaa ko amee bu fekkee dañoo jógoon pour dimbale président de la république yaakaar naa ne assemblée ren bii assemblée de jeunesse lay doon assemblée ndaw ñi lay doon parce que ay ndaw lañ ko sëkkal ay ndaw yu bandi yu say-say yu xam li ñuy wax mën a combat tey métti na tey ji ñu taxaw ku mel ni Guy Marius Sagna nekk assemblée xaaju amul ndaw bu ko mën a tenir foofu ndaw ñu leen waroon tenir yëpp ay faucon paleel xeex leen écarté leen bu mënuñoo nekk ci liste député bu mën a tenir Guy Marius Sagna ku mel ni Barthélémy Diaz nekk assemblée bu ko neexee mu jubilé nu mu ko neexee parce que ay mag la fay fekk ay mag lañ fa investir mag ñooñu mënuñoo tenir Guy Marius Sagna parce que dañu calculer seen i doom calculer seen leneen ñu bàyyi ndaw ñoo xam ne mën nañ tenir ñu xeex leen ngir lan ndaw ñooñu bañ nañoo nekk seen i jeune man du ma nekk jeune yi nii ma Samba nii ma Demba nii Birane benn jeune laay nekk di jeune président de la république Macky Sall parce que tey lu ma am ak lu ma man moom moo tax man ko moom moo tax ma am ko kon nag gisuma kenn ku may xeexal wala ku may défendre ngir bàyyi fi intérêt président di def intérêt koo xam ne li nga yor président moo tax nga yor ko man du ma ko def assemblée bii ku la wax ne assemblée bu yomb la da lay nax du assemblée bu yomb assemblée bu ne mun naa basculer tout à fait kon nag loolu la ñuy ñaan yàlla bu ñu ko def mais bu ne mun naa basculer parce que assemblée Benno Bokk Yaakaar la assemblée coalition tey ji ëllëg ci biir dëgg laay wax de loo ku ci gisul boppam mun naa créer wala génn ci groupe parlementaire bi te ñaar buñ génnee rek musiba la situation bi changé ñaar nit mais Coumba buñ la déggee ngay wax ni dafa mel ni dafa am benn sentiment de frustration bu am ci jeunesse su mouvance présidentielle bi boo xam ne moom mooy exprimer woon nii parce que da nga joxe exemple Coumba mais su ma gisee nga ne assemblée ca départ ba la waxu jeunesse bi dafa mel ni la jeunesse de la coalition dañ leen laisser en rade tey. dégg li ma la Alioune Badara ma ne la jeunesse bi buñ leen investir woon nuñ leen waroon investir
ci liste bi bu doon conseil yu amee woon liste bi tette woon nañ digaloon nañ conseil woon nañ président lu lan mooy réalité Sénégal ainsi ñu toll yaakaar naa ne kenn waxatu ñu ngi naan ay 80 ñu ngi ci ay 100 députés Benno moo sanctionné Benno ma waxaat ko Benno moo sanctionné Benno ba ñu am li ñu am nii parce que nit mënoo perte élection locale ñu investir la ay élection député mënul nekk ma jox la preuve Pape Demba Bitèye di directeur Sonelec am boîte bu administré perte conseil départemental bi perte commune bi nga jëlaa investir ko ci ay waxu lobby ci waxu conseiller mu gañewul Kaolack département bi gañewut parce que mënoo perte commune u Kaolack département bi moo ñëw ak escorbé fatt commune bi dama bëgg mu leer président xam lu xew ci réew mi commune u Kaolack dañ koo perte à cause de Pape Demba Bitèye xam nga lu tax ma wax la ko département bi voté luñ benn responsable man mii may wax responsable la voté luñ ma dañoo voté président de la république Macky Sall parce que moo leen ko ji moo leen ko jaayi parce que saal gi nga nitu àll bi ñun ay nitu àll lañ loo leen defal danañ la ko delloo boo leen lebalee ker ñu fay la guddi parce que président mënu faa indi PUDC ñoom ñu amoon accessibilité mënu ñoo jàll ñu am ay rang am ay tali mënu defal leen ay forage ñuy mën a naan ndox mu sell daf indi leen bourse familiale ñuy mën a di jot as tuut loo xam ne mën nañ complémentaire seen i dund mu defal leen lu mel ni encore couverture maladie universelle ba pare na ñu koy fayee leen mënu nekk suñu goree bu ñu goree président la ñu voté lu benn responsable bu ne bu la waxee dëgg rek commune am ñu ngi ko mere ba toll fii ndax du leen faale lijjantewu leen du leen au téléphone bu ñu leen soxlaa la ñuy wax ak ñoom bu ñu paree dootuñu leen faale loolu ban góor nga koy def mu lay topp da ngay gis ñu daan voté ji sax ñu daan bu taxutoon a président du ma voté Benno Bokk Yaakaar mais président lu ñu defal moo tax ma sànnil ko carte. mais aussi yow Ablaye Xuma bu fekkee ku lay topp di topp say sorties activités yi ngay def yow aussi dañ lay gis souvent da ngay dal lu bëri ci autorité Kaolack yi dinañ la dégg nga dal ci Pape Mademba Rahma bi nga xamante ni ku la xam-xamoon la si Rahma ay waaye nga woon sax dañ lay gis ngay dal yenn say yow bàyyi woo kenn Kaolack autorité yëpp da ngay dal seen kaw. xam nga lu tax c'est quoi le problème. lu tax mooy kenn mënut taxaw ne man maa maîtriser wala maa téye Ablaye Xuma man bu may lekk xeer sax du tey bu dëgg jotee dama koy wax. élection locale yi bu ñu ne xëpp laa leen def alerte ne moytu leen ci suwaay yi élection locale beneen bu ñu tegoon bu ñu reprendre otoon Mariama Sarr ci mairie Kaolack mu gagné ko nit munoo am loo xam ne yu bëri nga def ko mu fees tepp ci bëti doomi waa Kaolack nga dëkk Kaolack nga ñëw ëlbati imposer leen ngir ay lobby yu nekk palais forcé ko nit ñi ne kii la forcé peuple bi nag moo leen de yow nag yaa moom sa liste bi ngay génnee yaay toi choisir man kii laa choisir mais peuple yi Kaolack ñu ne ñun ki nga choisir bëgguñ ko ñun kii la ñu choisir par défaut muy Serigne Mboup amuñ pexe li ñu yor bëgguñ koo jox Yewwi bëgguñ koo jox keneen Serigne Mboup ndëgam moo fa nekk comme un candidat à société civile. ñu jox ko toog ñu jox ko parce que moo fi sës par défaut. mais bu ma la déggee ci biir wax dafa mel ni ngay wax tamit aussi ni Mariama Sarr a été victime d'un complot peut-être. Mariama Sarr a été victime d'un complot. Diène Farba Sarr a été victime d'un complot. parce que notre mandataire du département de Kaolack mooy suñu mandataire c'était Diène Farba Sarr ba 2019. mais loolu jot na coow lu bëri ñu bëri d'accord wuñ ko dañuy d'accord nañ si ñuy d'accord nañ. amoon kenn d'accord parce que parce que buy APR di doon APR bu président di Macky Sall di taxawal parti. APR Diène Farba Sarr la lâché la sànni Kaolack man Diène xam nga joxut ma dara. mënul maa jox dara ndax bu ma tanewu ma ko mais dëgg bu jotee dañ koy wax. Diène Farba Sarr moo nekkoon mandataire bi te mosuñoo gagné bu ñu de élection 2014 métti na trop Diène Farba Sarr bu mu géré mandataire bi il a été réglé le problème. dañoo ñëw gagné avec 80%. léegi nag nga jël Diène Farba teg ko ne jël Mariama Sarr comploté ko teg ko nele
jël Ablaye Xuma ne kenn mënu koo maîtriser boo ko tegee doo ko maîtriser tegee ko nele léegi nga ne nañ leen imposer fii bu ku defu ñu rëkk sa ndigg. c'est vrai que ne kii nu mu tuddati Xuma tamit kenn mënu koo maîtriser. mais non non fi ngay yaakaar ne boo kii la awee ci àndal ak yoon fu muy génne taggal ko lu tax kenn lekk kenn man bi may politique xaw ma Macky Sall bi may politique. c'était en 2018 boobu amaguma 18 ans yu mat. ban parti la woon. URD Djibo Leyti Ka. bu muy buudee PDS boobu laa ànd ak Djibo Leyti Ka boobu awma 18 ans boobu j'avais 16 ans 17 ans yooyu. bu ma àndee Djibo Ka mu dem avec des élèves mënu ma voter mais mën naa convaincre ay nit boobu. convaincre naa Djibo Leyti Ka génn avec 11 députés. les élections de 2018 législatives. bu mu paree Moustapha Niasse ginnaaw suñu mbokk la. di Saalum buudee génn créé laay AFP. man ci laa di bàyyi bu Djibo Leyti Ka ne nit doo ànd ak kenn te say mbokk xewle fa ngay jëm kuy wàll yaa di sa dëkk tëggut. kon milité nga AFP. ma milité AFP. AFP la milité ba bu ñuy def coalition Soppi bu ñuy def deuxième tour. bu ñuy wàccee Abdou Diouf ñun ñii la woon boobu ñun si la ñuy soog am ñun ñëpp si la ñu amandoo carte d'identité. en 2002. en l'an 2000. waaw l'an 2000. l'an 2000 bu ñuy am milité boobu si la ñuy soog a am suñu carte électeur avec une foule boobu Abdou Diouf dafa ubbi woon agence forêt yi ubbi affaire yi nit ñi ut carte d'identité yu bëri. ndaxte yooyu ko rey ñun ñii la woon ñun ñëpp ñoo ñëw joxe benn consigne tout sauf Abdou Diouf PS ñu wàccee ko. buñ ko wàccee ñu ànd ak Moustapha Niasse xëy ay détails boo ma abla mu dem mu ba fa ma ne ko man boo demee man je reste à PDS man milité PDS ba nu ñuy génnee Macky Sall. nga ànd ak moom ma ànd ak Macky Sall parce que man j'aime pas injustice. même bu ñuy toroxal Idrissa Seck man bokkoon naa ci jeunes yu desoon PDS di opposé wu pour lu ñu doon def Idrissa Seck di ko tëj ci kaso ci ay problème sànc Thiès yi musuma koo nangu. man injustice du ma ko nangu ci parce que injustice ku parti bu daanu moo la daanee. effectivement mbaa du yéen nekk leen ci guuta googu noonu jamono ji. ci lañ nekk nii ci lang bi ngi lang parce que xam nga lu tax président dama ko xaw a yërëm. ku baax la liggéeykat la am na fu mu jëlee Sénégal. am na fu mu fekk Sénégal. am na fu mu ko yóbbu. nañ ko nangu. nañ ko wax. nit loo ko bañ mënoo gëmm ba doo aw lu président def ci 12 ans. am na ñu ko def 40 ans defuñ ko am na ñu ko def 12 ans defuñu ko mais dafa am problème de conseil ñu koy nax dañoo bëri ñu ko xaw ma lu tax lan la leen président def xëj na nañ ko nangul ne président de la république yàlla moo koy fal yàllaa ko fal. bu la falee yow gëmoo ko bëggoo ko jox na la benn poste direction ou bien poste ministre conseil wala directeur de cabinet wala leneen ak leneen neexu la bàyyi ko ak li mu yor nga démissionné. mais bul des si biir di ko yàqal. président ñu mu jox ay ndombul tànk ay poste de responsabilité des si biir di ko yàqal ñoo ëpp que ñu mu joxul tey xam nga ñoo koy défendre ñu amul dara ci moom. c'est paradoxal là. man je suis un produit de l'APR parce que ñoo ko créé. lu mu métti maanaam moom ñooy ànd deewandoor lu mënta métti dinañ combat jusqu'au bout lu ñu am jël te bés bu paree man pare naa ci politique parce que politique coono la. kon buñ seetloo ci nit ñi gars yi di wax bu fekkee pare nga ci politique. bu président paree ci politique suba man pare naa ci politique. kon yow li la dese ci ay weer bëriwul. non lu tax nga wax ko. parce que bon gars yi jàpp nañ ne président de la république mu ngi ci deuxième mandat amatul droit de troisième mandat. non mu ngi ci premier mandat de quinquennat président décidé na ko beneen mandat de 5 ans te ñun commencé nañ cee liggéey loo xam ne lobby foo qu'on parle mënuñ ci dara il va avoir 53%. mais Xuma nga baal maa ngi ko doon wax keroog Aji Mbergane xam nga communication boobu ngeen jël yaakaar ngeen ne dina jàll parce que bàyyi ngeen di wax léegi sax ay deuxième mandat da ngeen naan mu ngi ci premier mandat quinquennat léegi septennat bi fàtte ngeen ko. waaw alors que constitution bi dafa clair dafa ne nul n'a le droit de faire 2 mandats constitutifs. waxul 7 ans non déglu nul waaw constitution bu ñu koy voté daf ñu fekk waxul 5 ans waxul 7 ans. déglu ma wax constitution bi bu ñu koy voté. référendum bi daf ñu fekk on a une mandat qui est en cours ba mënul bokk. waaw wala bu doon da doon bokk. c'était en 2017 xaw ma je crois. xaw ma bu doon boobu la kon si 2017 bi la waroon commencé mënul commencé. président bu ñu ko nommé bu mu demee ba 2017.
il avait écrit une lettre au conseil constitutionnel. effectivement. ne leen man kat 7 ans lañ ma nommé woon. bàyyi naa 7 ans yi damay def 5 ans mun nañu anticiper des élections conseil constitutionnel. ñi nga xam ne addina bi yëpp a leen naw. suñ conseil constitutionnel bi addina bi yëpp a leen naw. rawatina Afrique ñëpp bu ñuy wax da leen un exemple comme le Sénégal. exemple la ñuy jëlee fu ne ñooñu bindaat le président de la République. bañal ko ne ko mënoo loolu parce que on t'a élu une mandat de 7 ans. foog nga continuer cette mandat bu jeexee ñu soog a appliquer cette constitutionnelle de référendum. président nangu ko kon nañ nangu ne loolu jeex na. ñu ngi dugg ci constitution bu bees bi mooy les 5 ans yi ñu nekk ni bu jeexee mu des un mandat de 5 ans waay Sénégal bu fekkee man nga di nga doon wane na Benno Bokk Yaakaar perte nañ amatuñ majorité jaratul nga ko yóbbu mu bokk. mais est-ce que contrat moral bu wéetee ak xelam ak conscience am may na ko même bu ko constitution bi nangulee loolu mu continuer ne day utaat. loolu même bu ko mayut moom président ñun ñoo ko koy may parce que ñaar mooy mën a am mënut trahir la Benno Bokk Yaakaar mënut trahir la coalition Macky 2012 te mënut trahir la mouvement présidentiel pour ay waxu. kasaw kon trahir leen moom mooy ñàkk a dem ci élection yi ñàkk a dem ci élection yi moo ñu trahir. toll ngeen foofu à ce point yéen. toll nañ foofu ak moom parce que moom mooy suñu leader mooy suñu candidat en 2024 mooy candidat Benno Bokk Yaakaar en 2024 mooy candidat Macky 2012 en 2024 mooy candidat la mouvement présidentiel en 2024 loolu mënu ci dara. nekkul heure bu la neexee gis nga affaire élection affaire bu jiite. nekkul heure bu ñu jiite nañ ma tey suba naa bàyyi damay dem di dox mënatoo dox moomatul boppam. kon Macky daal tënku na ci yeggali mandat bi nga xamante ni moom la warloo ak constitution bi ngeen di wax quoi. mooy en tout cas ñun daal danañ ko déposer dafa dossier ba mu mat dafa suñu parrainage ba mu mat déposer ko bu ci conseil constitutionnel bañee. ñun duñu jéggi tali duñ jéggi yoon. bu bañee ñu toog ñu seeti leneen lu ñu def mais fekk yoon may nañu ko conseil constitutionnel validé nañ man la candidature de Benno Bokk Yaakaar di son excellence Macky Sall. ñun dañuy dem des élections. te gëm ngeen ne même bu ko nangulee boo leen demee di ngeen am. bu ñu demee dañ loolu laa wax. ak tendance bi ni muy amee nii tendance bii ni muy amee nii bu ñu demee dañuy gagner c'était des erreurs à rectifier. gàtt na de durée bi. déggoo li ma la wax de. gàtt na de. erreur bi mën nañ ko rectifier ci 5 mois. président bu ñu dégloo. première rectification mooy dafay nettoyer palais bi bu mu fa bàyyi kenn. waa ci gouvernement boo xam ne ba léegi. déggoo li ma la wax directeur de cabinet chef de cabinet adjoint directeur de cabinet politique conseil technique spécial na nettoyer ñëpp lay changé. sëñ bi loolu doy na waar de. yow tabula rasa ngay wax nii. razzia total lay def. ñii bu fekkee mënut a tàggoo ak ñoom mu def leen ay ambassade ñu génn sori ko. mu def leen ay ambassadeur ñu sori ko comme ay chef de cabinet adjoint yi ma xam ni ñooñu mënoon nañ leen delloo fu ñu nekkoon ambassade yi ñu nekkoon ñu baleen fa parce que dañuy yàq te dañoo ne boo leen gisee dañuy ne pattaaral ay micro lañ daal ay micro lañ mais bu tey boo leen arrangé wut duñ la dugal man liste bu mu génnee ku nekk mun naa laa cité diwoo ko dugal liste Benno Bokk Yaakaar bi bu mu génnee mooy législative yi ku nekk mun naa nit ku nekk xam naa ko la dugal ñu ne Ablaye Xuma non mënuñ koo dugal parce que kenn mënu koo maîtriser waaw waxkatu dëgg mënoo koo maîtriser te dëgg mooy mujjee ku bugg ngay gagner combat foog ngay déglu ñu lay wax dëgg ndax ku lay wax dëgg moo lay wax fii dafa am xaaxaam fii baax na mais ñu dul wax dëgg ñoo lay wax awal fii baax da nga dem xaaxaam dëggaat la léegi nag tant que ñu lay uutal ku la seppil xaaxaam bi ñu nekk ci dëgg ñoom ñu ngi seen yoon di jaar seen yoon mooy waral lii yëpp am. effectivement 2 questions ñu terminer émission bi si njëkk mooy ñu ngi dégg ci ay information xëy na yéen ñu gën a informé ne président de la République day xaar bu ñu installé 13e législature ba pare mu soog a nommé premier ministre indi gouvernement bu bees mais tey jii nii est-ce que yaakaaroon ne ëllëgu mouvance bi ëllëgu Benno Bokk Yaakaar tey jii mu ngi dépendre ci gouvernement bi nga xam ne moom la Macky war a teg. waaw dépendre na ci gouvernement bi ëllëg Benno Bokk Yaakaar mouvement dépendre parce que xam nga gouvernement nit Aline Badara. oto sax boo ko jëndee
mu am ak yow 10 ans bu fekkee yàlla may na la moyen changer oto bi parce que même bu baaxee nootu mënatul. njëriñam dootul bëreeti. waaw njëriñam dootul bëreeti. ministère yu def 10 ans ci boîte ministère. bu dee résultat moo leen fi teg dañoo def ay résultat bu tax askan bi xam ko. xam nga lan mooy résultat. égal à communication. xam nga techniciens yi ñoom defar la ñu man ministre moo war a communiquer ñoom nag dañoo communiquer wul moo tax ñu bale leen techniciens yi des fa. parce que président liggéey na li mu war a liggéey ba ci yokku dund yi ngay dégg yépp ñàkk communication moo ko indi. communiquer wuñ nanguñu communiquer ministre yi nangu ñoo feeñ nangu ñoo wax ne man la ku nekk a ngi calculer ne ëllëg bu fi jógee ko nangam ak nangam balaa caa nga teel a tàggale koog moom bu fekkee da nga kaa rus dëgg ba dëgg nga def ko ambassade mu dem na génn Sénégal rek. yow daal jeunes yi rek nga gis ne tey jii ñoom ñoo war a décanter situation loolu président de la république moom ci boppam xam na ko yàlla moo ko indi wàccee ko ci Sénégal dañoo toll ci ay ci jamono yooyu ndaw. parce que alternative générationnelle est-ce que xam nga yàlla lu mu gën a bëgg ci àddina ndaw la. ndaw nag dafa toll na fu ñu war a moomee fu ñu leen war a responsabilité parce que ñooy xeex amul benn xeex guerre bu jóg ñu ne mag ñi nañ jiitu. mag ñi dañuy toog di xelal ndaw ñay dem physiquement moralement ñoom ñoo koy xeex. absolument question bu mujj Ablaye Khouma nga bañ ci indi parparloo bañ ci indi parti pris nga wax rek ngir Inter Sénégal tax tey ban profil nga yaakaar ne tey jii moom moo gën doon premier ministre pour ne serait-ce que rassembler waat réew mi boole leen ñu mën a nekk ci stabilité ngir nit ñi liggéey. xam nga réew bi dafa métti mais man bu doon man la rek bu doon man la mun naa taxawal un gouvernement qui gagne premier ministre man tey loo wax ëllëg ñu naan diwa ko yónni moo tax munoo wax tey ku ma tudd. ñu ne moo ko profil bi dañ la war a doon sax au moins. profil bi da ngay doon intellectuel. d'abord. yàgg ci gouvernement bi xam ne muy fonctionner doon un responsable politique engagé. parce que nit ñi bëri foog mu doon politicien. foog mu doon politique non si parce que xam nga lu tax. parce que ci ngay mën a dimbalee xam lu bëri. tout à fait tey ba boo nekkee technocrate nekkoo politique dañ lay mbëkkal. dañ lay dugal ci ay kambu. comme lu ñu defoon Abdoul Mbaye ci la génnee defi formation politique. ba tey mënagut. non ci formation la ne ñoom Abdoul Mbaye ñoom ñëpp ci formation dama lay expliquer la. parce que tey boo nekkee un technocrate politico doo avancé doo dem dañ lay koñ il faut nga nekk un politicien. politicien na nekkul ne. comme les ministres non bul ut encore ay jeunes ni diw sama jeune la diw sama jeune fi ngeen nekk lu la président waxti la fee. bul xeex ak Mademba. ni Jean ni Paul. te da ngay am nag base de politique. Jean Abdallah Dionne. waaw amoon na profil boobu moom. non Abdallah Dionne base a ko manqué. amutoon base politique mais bu dee critères affaire yi nga wax yëpp critères yi amoon na ko mais amutoon base politique. effectivement. dafa fermé woon ba ëpp. te nag premier ministre foog nga am koo xam ne suñ kilifa diine yi bëgg nañ la xam nañ la. suñ xalifa généraux yi. mais boo fi indee ko xalifa généraux yi xamaguñ balaa ngaa dox ba ñu koy min 3-4 mois te fi na ni bés boo passé rek yaa ngi ci perte. waaw gàtt na de. gàtt na li des gàtt na trop. balaa mi xalifa généraux yi non c'est ça. loolu nag bëri na ci moom. bëri na ñoo xam ne écarté woon na leen d'accord na leen. wàccee woon leen. mais gis nga ñooñu mu wàccee woon rek amoon na ci profil yoo xam ne tey bu leen jëloo mën nañ nekk. ñàkkul na am na kenn ku nekk soxal bi mais nangoo ko wax. non parce que réew mi te boo waxee ku ko dégg ñu naan moo ko yónni. te variant feeg yooyu noonu. te loolu mooy amatul gis nga jeune day am initiative am def sortie benn responsable taxaw ginnaaw man la wax li ma wax arrangé wu ma booyi kan la ñu naan booyi diw la loolu day parti bi ñu ne booyi diw la diwa ko yónni. te loolu amul. nit ku nekk am nga xam-xam nit ku nekk am nga sa droit wax sa xalaat. tu es libre de peu waaw effectivement c'est ça. loolu da. jaajëfal nañ la Khouma émission bi neex na mais temps bi ñu cëraloon jeex na gërëm nañ la sant lañ la. maa ngi leen di gërëm waa Dakaractu seen liggéey bu rafet bu ñuy def ci Sénégal. ci àddina bi ñëpp a ngi koy rafetlu seen information yuy génnee juste. ay information yu juste ak yu rey yoo xam ne maanaam. scoop
ay scoop daal. waaw ay scoop yooyu yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di rafetlu it seen liggéey di la gërëm yow it Aliou Badara di gërëm techniciens yi yëpp. di leen di ñaanal Sénégal daal yal na fi jàmm yàgg. effectivement loolu rek moo ci jàmm effectivement gërëm ko sant ko Abdoulaye Khouma lañ doon dalal ci numéro bu yees bu émission en ligne bi bon le débat a été plaisant mais comme temps bi dafa gàtt on est obligé ñu daal di koy dakkal fii gërëm également tous ces techniciens yi nga xam ne ñoo ma accompagné woon à la réalisation et la présentation de ce tout nouveau numéro de l'émission en ligne jox leen dig daje fan yu jëm ak beneen responsable d'ici là comme ni ma koy waxee l'information continue sur la référence Dakaractu merci beaucoup